Ça, c'est Youssou Ndour. Babacar Gueye ñu ràññeeku ci langue politique fii ci Sénégal. Babacar Gueye fekk baax Kaffrine sàkko foofu xam-xam laata muy ñëw Ndakaaru wéyal liggéeyam. Babacar Gueye di yëngu ci langue politique ñu bëri xam ko tamit ndax àndandoom ak président bi woon maître Abdoulaye Wade bi sos parti démocratique sénégalais. Babacar Gueye bokk ci kilifa yi gën a fës ci biir PDS. ci biir parti boobee sax jot na fa nekk ministre nekk fa député ak porte-parole bokk na ci li ñu gën a xam ci kilifa bi muy nit ku ragalul joxe xalaatam ci ni mu gisee yëf yu bëri. doomu Ndoukoumane bi jot naa nekk président conseil régional bu Kaffrine diwaan boobu sax mu koy faral di tiitaro. Babacar Gueye fësoon lool ci mbirub Karim Wade gannaaw buñ koy toppee ndax alal bu lewul mu daan faral di génn rek joxe ci xalaatam. moom mi nag dinañ ko faral di gis ci ay plateau télévision ñu koy dégg ci rajo yi wala sax ñu gis xalaatam ci yenn kaay yi dina faral di yëkkati ay kàddu rek di saytu li nga xam ne rek noonee la gisee liggéeyu Macky Sall ak nguuram joxe xalaatam ci lu aju tamit ci ni parti démocratique sénégalais di doxe jamono ji. Babacar Gueye bokk ci ñi ñuy gën déglu moom mi nag mooy suñu ganu tey ji. ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal ci teewlu bi seen émission face to face dellu si ñu am nag mbégte ñëwaat fi nga xam ne mooy hôtel Fana di rek partenaire stratégique bu groupe Futurs Médias nekk également ñun suñu partenaire bopp ci biir émission bi ñu ciy nuyu bu baax nag njiital émission bi di madame Lam ak it borom këram colonel Lam ak nag gérante bi madame Ndour ainsi que tout le personnel de l'hôtel tey nag ñu am mbégte dalalaat ci biir émission bi Babacar Gueye kenn dootu ko présenté gis ngeen portrait bu Ibou Diouf rëdd si moom mu nekk kàngam bu mag ci wàllu politique bokk tamit ci ñoo xam ne kenn dootu leen présenté ci parti démocratique sénégalais ndax ay ndombal tànk yi mu fi yoroon waaye surtout goxam di Kaffrine mu nekk fa tour à tour maire nekk tam président de conseil régional monsieur le ministre ñu nuyu la jaajëfal la gëj nañu waxtaan nag ci biir émission bi ñu bàyyi la rek nga nuyu ak Sénégal yi lay seetaan ginnaaw ba ñu la jaajëfalee. waaw Aïssatou Diop Fall maa ngi lay nuyu. di la sant ci invitation bi nga defal ma. di nuyu itam mbokk Sénégal yi ñi may seetaan te xam naa ne namoon nañu ma man itam namoon naa leen. leen ndokkeel ci at mu bees mii nga xam ne jullit yëpp ñoo ko bokk ñu génn ci te it di fas yéene sama diggante ak yow rek ñu faram-fàcce li nga xam ne mooy askan wi li nga xam ne moom la soxlaa xam ci li xew ci réew mi waaye it ci ñu dëgmal ak sunu gis-gisu bopp ci mbir yi naka lay doxee. loolu la ñu évacuer rek benn
curiosité wala boog benn info boo xam ne xam naa Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux gis nañ ko ci sa page Facebook xam nga fu mu bëgg a jëm ci sa page Facebook rek keroog maa ngi fi gis nga te nag mu coïncider ak nag mariage yu Aliou Sow di sa rakk moom bi mooy 3e moom ma koy nuyu bu baax nag sama frère boobu di ko ndokkeel tamit moom ak soxnaam si di ko ñaanal nag bi nekk le 3e et le dernier yow ci même temps bi ngay fêter di célébrer ce 33e année de mariage ce qui n'est pas courant est-ce que am na benn recette wala benn secret boo bëgg a baaxee sama xeet gi di ci doogu dugg ñu ngi am ñun 2 ans de mariage bientôt secret bi lan la monsieur le ministre. xanaa muñ. surtout. muñ. amul leneen. ndax sëy dafa xat. neexul. li ci neex mooy ngorowante beeg ak yaakaar ne ki nga xam ne da nga ko war a takk muy jigéen. wala ki nga xam ne da nga war a sëy ak moom muy góor. nekk na loo xam ne moo gën ci li nga gis ci àddina. dëgg la. te kenn matul. damay commencer d'abord par ndokkale sama jarbaat sax lay wax. Aliou Sow. ci comme ni nga ko tuddee léegi mu amaat soxna beneen. sëy dagan na. tas dagan na. ci l'islam. dëgg la mais suñu société sénégalaise. li mu gën a bëgg moo doon. nga sëy seey fa. dëgg la maanaam ñu bari bu ñu lay may jabar dañ naan la laajuma la sax ay yaxam. loolu li koy mun tax mu nekk mooy mën a muñ. bi may takk soxna 1984. boobu mënuma lu bari. ci am. boobu sama soxna secrétaire direction la. man ma nekk instituteur. ci sama soldu ci laa takkee jabar ci laa fayee luyaas. ci laa fay courant. ci jeune instituteur. ouais c'est pas évident. c'est pas du tout évident. su ma juumul. juróomi junni 25 000 laa dépensé pour takk jabar. waaw te juróomi junni bi ci lañ jëndal sama jabar benn mbubu. pour bisu mariage bi mu mun ko sol. mel ni ay moromam. ñàkkul sax famille am li ci des ñoo ko def. ndeysaan. loolu dafa bokk ci éléments yi nga xam ne mooy tax sëy di dëgër ëllëg. maanaam ànd ngir ngor. te sama soxna bi ma koy takk jàpp naa ne gore rek ak bëgg ma moo tax mu nangoon sëy ak man. yàlla di def ñu nekk ensemble muñ lante nag. yàlla aussi jàpp ci. famille yi jàpp ci ndax sëy bu taxawee surtout ay ndaw. waajur yi dañ ciy joué lu rëy lu bari léegi dañu def lu ñu famille mononucléaire maanaam famille boo xam ne yow la sa jabar. ak say ñaari doom bu fekk yàlla may na leen. wala des fois benn. ngeen sëy ci biir néegu sëy ak nu mu xatee. amul ndey amul baay amul nijaay amul maam amul kenn ku naan déet. mun na am problème mun naa bari. ñun am nañ chance vraiment suñuy waajur yi yëpp. moo xam côté sama femme comme sama côté. encadrer suñu ménage. loolu moo tax peut-être mais du sama coobare ci man du sama ngóor-góorlu du sama mën dara ndax ñëpp xamoon nañ nu ma xaw a tàng ak yooyu. mais yàlla dimbali na ma am sama contraire. loolu moo indi peut-être. waaw mu apaisé la waaw équilibre bi sama contraire rek maanaam lu ma def it mën na koo muñ. maa ngi fàttaliku te loolu dama koy dénk ñi nga xam ne ñooy ndaw yi sëy sama soxna wax na ma yàgg na bi ñu amee les noces d'or 25 ans. mu ne ma man mënatuma def ci àddina lu ko métti. ndax mënatuma def lu yàq jaamu yàllaam. moom dafa jàpp ne sëy jaamu yàlla la. peut-être loolu mooy secret bi tax. mbir mi yegg fi mu yegg. lu ma nas man te xam naa ne moom loolu la nas. mooy soit ma jógee fii mu denc ma. wala mu jógee fii ma denc ko. mais jàpp ma ne sama diggante ak moom. ay tas mën na ci am. te yow ma fàttali ne benn nga yor. waaw waxuma ne du fa lay yem. waxuma loolu ah. parce que signé wu ma monogamie man. musulman la mais dama jàpp ne situation bi may dund ak sama famille. am naa juróomi doom macha allah. te ñun ak seen yaay dañu constituer benn genre équipe boo xam ne. tas ko dina jafe. waxuma nag jigéen moom ay pexeem dafa bari moo tax encore ëllëg xaw ma nu muy demee. yàlla mun na indi ëllëg. ma dugg ci benn sëy mais loolu yëfu yàlla la. waaw kenn mu ci mais ñu comprendre daal ne. ku ci bëgg a nekk ci sëy mu dëgër. da ngay def sa jëkkër sang. waaye góor gi dafa war a jabaram. mu nekk koo xam ne da ko war a muñal lépp. lu mu def waaw ndax xel. jigéen xel mi dañ naan dafa sëgg ni wen yi sëggee. dëgg la sama papa bi ma doon takk jabar kooku sama papa bu ndaw la. xam nga lu ma waxoon. dañ ñëw takk jóge ci jàkka bi ñëw mu ne ma am nga jabar de
waaye est-ce que xam nga ne sa yaay baaxul ma ne ko quoi man alors que man sama yaay nu mu mel ci man. mu ne ma waaw dama la koy wax pour nga xam ne soxna si nga takk mënut a gën sa ndey. ndeysaan waaw c'est très fort. kon dina def lu tax. waaw sa yaay dina def defoon na un jour lu tax. bu ko kii defee rek nga war ko muñal. et c'est très fort ñi ci profité waale en tout cas ñu ngi leen di ñaanal ngeen 50 ans mooy ñaata mooy noce de lan. kooku mooy noce de diamant. noce de diamant donc maa lay ñaanal ngeen romb noce de diamant di ko ñaanal sama bopp tamit di nuyu bu baax aussi madame Guèye moom tamit ak njaboot gi alors monsieur le ministre Babacar Guèye may fàttali ne yaay également porte-parole bu parti démocratique sénégalais ñu ñëw ci biir xolu émission bi dugg dal nag ci benn question d'actualité boo xam ne yow en tant que parent d'élève certainement interpellé na la muy situation Yavuz Selim mi gis nga différents soubresauts yi mu am ba mu jëntal gi état du Sénégal daal di ne kon daf koy jox daal Turquie la koy jox ñu génnal ci kon ñi nga xam ne ñooy Sénégal ñoom seen ban jàngat nga ci am. jàpp naa ne soubresauts yi amul ba décision am. décision moo indi soubresaut. ok ndax école Yavuz Selim dañ ko tuddee. maanaam ki nga xam ne mooy doon seen roi. Yavuz Selim. ki nga xam ne bokkoon na ci seen buuru 15e siècle yi ci amoon taxawaay. seen buuru turc yooyu sultan boobu. léegi ONG bi nga xam ne moom ñu ngi ko waxee foog naa. Best-End Egertim ñoom ñoo ubbi ay école di jàngale presque ci téeméeri dëkk réew ak ñaar fukk ci àddina bi. Sénégal bokkoon ci réew yi nga xam ne ñëw nañ fi yàgg na. ñu ubbi leen suñu bunt. ñu fiy jàngale macha allah. xale yi jàng ci école yooyu. gis nañ ne. seen jàng baax na. ndax buñ demee concours général yu bari ay prime la ñuy am ay prix yu baax. ba ñu bari riir jëm foofu. muy mottali mission bi nga xam ne état moo ko am mooy former. jàngale. yokk xam-xam. ndax amul benn réew bu émergé amul benn réew bu développé fekk sa ressource humaine maanaam say nit. amuñ xam-xam. amul ça n'existe pas. yenn réew yi li ñu ëppee ay Corée yooyu fekk ñoo yemoon développement. c'est parce que dañu investir ci nit. loolu moo indi tey ñu yegg fa ñu yegg. Sénégal amoon chance pour man. école d'excellence yooyu bokk ci liy contribuer pour yóbbu ñu à l'émergence économique. et état du Sénégal nag dafa nekk ci diggante marteau et enclume. mooy ONG bi nga xam ne moom moo ko autorisé woon mu ubbi école bi jox ko agrément. ñoom ñoo créé woon Yavuz Selim SA. pour dénk ko école yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñu koy saytu. li ñëw ci diggante bi ba mbir mi soppeeku laa lay wax. du volonté wu état du Sénégal. waaye nag moom moo koy mottali. moom mottali état wu Sénégal. volonté wu Erdogan mi nga xam ne Recep Tayyip président bu Turquie. di xeex ne na ak koo xam ne. dafa jàpp ne moom terroriste la. ñu koy wax Fethullah Gülen. tey mu nga biir États-Unis. Fethullah Gülen moom mooy personne morale bi nga xam ne moom moo ak maanaam Best-End Egertim. mu foog ne. école yooyu. tant que mu ngi am. day yokk doole maanaam Gülen. mu wax ne Gülen coup d'état bi amoon temps yee passé ba ay ñu bari dee ci ñu jàpp ci lu dem ci ñetti junniy nit te ñu ngi ko ne di jàpp. mu ne kooku mu nekk à l'origine. mu dem wax ak ay réew dont suñ bos. ne léegi école yooyu nga xam ne maanaam Gülen moom dafa bokk ci ñi ko parrainé. nañ leen tëj. waaw coopération ne nañ la ñu signé. lan moo nekk derrière coopération bi. maa ngi laaj waa assemblée nationale ñu laaj gouvernement bi. ñu leeral lu tax Turquie di am sañ-sañ. di influer ci suñ politique éducation. parce que defu ko fii rek. def na ko Mali dañu génn nit ñi ak ay soldats. def na ko yeneen dëkk mais dafa am dëkk yu bañ. waaw Nigéria dañoo bañ. Afrique du Sud dañoo bañ. li tax nag ñu war a mën a ci argument bi ñu joxe ñoom Turquie yi. maanaam Erdogan. daf ne école ya mën nañ ci jaaree yàq xelu xale yi. ba def leen ay terroristes. mais Gülen bu doon terroriste. Amérique bee mu ne. terroriste du fa fanaan. ñaar donte nekk na ko. mais bu fekkee ne école bi dafay yàq maanaam xelu xale yi. dañ koy tuddee pour man impérialisme culturel. une autre forme de coloniser suñu xale yi. mais kon Marif mii nga xam ne gouvernement wu Turquie ñoo ko créé.
daaw lañ ko créé 2016. ñoo leen financé. ñoom lañ bëgg a jël fu Yaw Selim bu nga xam ne Berken Ergiti moo ko moom. ñu jël ko jox leen ko ñoom. waaw xanaa ñoom dañ nar a jublu ci utiliser école yi. pour nasaxal xelu xale yi nga xam ne ñooy Sénégal yi. pour que bu ëllëgee ñu dugal leen culture boo xam ne. bokkul ak li nga xam ne ñun moom lañu aadoo. coopération am na américains yi dañuy coopérer ak ñoom. français yi ñoom ñoo ñu colonisé woon sax kon coopération weesu na foofu. mais est-ce que gis nga école France mu ubbi benn école ci Sénégal fudul peut-être école yi ñu am fii ci Dakar. di fa jàngale ak peut-être fu mel ni Saint-Louis. ñi nga xam ne ñooy seen coopérants yi seen doom yi ñu yóbbu leen ci école yooyu. loolu moo indi en général école française yi ngay dégg. te boo ko seetlee dañ ko mixé ak ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi. programme français da ngay dégg ñu koy wax. parce que xale yi aussi seen papa dañ leen fa affecté rek bu ñu ñibbee France. war nañu mën a continuer dund comme ni ñuy nekkee seen école France. États-Unis amuñu fi école sauf ñi nga xam ne dañ bëgg ubbi ay école pour di ci jàngale. maanaam seen doom yi jàng anglais pour ëllëg bu ñu demee États-Unis mën a continuer seen étude. mais pourquoi donc ñu yaakaar ne Turquie dañ fi war a ñëw ñoom installé wu fi. indil ñu beneen façon de voir le monde. beneen vision. te bu ñu ko bañalee maanaam ONG bi nga xam ne Berken Ergitim lu tax ñu koy nangul Marif. loolu mooy sama jaaxle. bu ñu jógee ci Yaw Selim dañuy dal ci beneen mbir moo xam ne moom itamit yëfu xaase li jënti muy OFNAC gis nga na mu mujjee moom itamit ki ko yore actuellement di soxna Seynabou Ndiaye Diakhaté ñu bëri doon nañ ko ŋaañi sax ne ba mu ko yore ba léegi léthargie la plongé yëf yi mu ñëw na tombeek benn mbir muy addiya bu am solo bi nga xam ne kenn ci soxna sëñ Cheikh Béthio Thioune jébal na ko te muy indi fi tollee OFNAC ne dina autosaisiru dégg nga ci ginnaaw ga ñu bëri ñu taxaw ne OFNAC mënu ko ndax li addiya la yow mi nga xam ne homme politique nga te nga yàgg ci dëkk bi xam tamit lan mooy rôle OFNAC xam aussi sunu aada ci addiya ñu mel ne noonu loo mën teg ci loxo sénégalais yi. benn mooy dama am gàcce ci OFNAC bi ko soxna su nga xam ne moo remplacé madame Ngom Keïta ba mu koy rek léegi amul benn dossier bu ñu dégg ne OFNAC dugal na ci loxoom pour mu leer te pourtant am na fay scandale yu bari kudd wax nañ ko fi port ministre bi nga xam ne mooy doon affaire jigéen ñi wax nañ fii ak yeneen yu bari yoo xam ne OFNAC amoon na possibilité wax Sénégal yi ne man de am naa njëriñ mais kenn gisul loolu bu ñu toogee ba ay taalibe dajale seen addiya ñoo xam fu ñu jëli seen addiya ne dañ ko jox seen sëriñ loolu d'abord dafa aadaw mooy benn ñaareel ba constitution Sénégal dafa wax ne les affaires cultuelles dañ koy bàyyee les communautés religieuses joxe addiya affaire culturelle la te bu ñu commencé dugg ci di jéem a lëñtu taalibe yi naka la ñuy def ba dajale xaalis di ko jox seen sëriñ si est-ce que OFNAC soxna soosu ñeme naa dem Touba bu ñuy waajal màggal gu mag gi ne taalibe yi li ñu dajale pour jox ko sëñ Sidi Maxtaar ngir ñoom seen dañ ko war a jox addiya ngir seen participation la ci yoonu murit est-ce que ñeme nañu dem di wax ne compte boobu nga xam ne mooy compte Touba bi compte sëñ Touba bi xam ne sëñ Sidi Maxtaar ak ku fi nekk xalif yow yaa koy xool ñu naan xaalis boobu fu mu jógee ak ku ko fa def loolu c'est mu ngay wax ngay ubbi boîte à Pandore jaan mën na cee génn lu ne mën na cee génn moo tax ma bëgg loolu nañ ko teg ci suuf suñu bëgg liggéey daal dossiers yi fi scandale bëri nañu ñi fi am alal bëri nañu tudd nañ fi Aliou Sall ci ay xaalis boo xam ne jógee na ci pétrole gis nañ ni muy dundee gis nañ fi ñoo xam ne bërki démb lañu ànd ak président Macky Sall dugg ci nguur gi boo seetoon seen taxawaay ak li ngay dégg ne moom la ñuy gérer li ñu leen jox ci liggéey OFNAC war na mën a am liggéey loolu le président Macky Sall waxoon ne man OFNAC maa ko fi teg ngir mu seet sama gaañ yi ñoom nañuy liggéeyee waaye taalibe Béthio Thioune yi soxna si Béthio Thioune ñooñu bokkuñ ci ñi liggéeyal Macky Sall ba ci des mooy est-ce que kii Babacar scandalisé wu nga ni ko une partie des Sénégalais defee ba ñégee ne avocat ya doon layal état bi ci yëfu Karim Wade ñi nga ndakate dañ leen dig bu weesoo seen honoré seen salaire dañ leen dig 2% ci bépp somme bu ñu recouvrir te actuellement ñu nekk si jàmmaarloo ak état bi loolu yow ban jàngat nga ci am comme ni nga ko waxee rek man foog naa ne Sénégalais bu yëg loolu man de sincèrement jàpp naa ne avocat dafa war a am honoraire man jàpp naa ne avocat liggéeyam war nañ koo fay ci
liggéey ba la mu jur ci njëriñ. maanaam boo demee tribunal layoo ba nga gagné ñu dàmp la avocat bi war nañ ko cay jox. werante ma loolu. mais lu jëmoon ci enrichissement illicite. rafetluwuma état Sénégal yaakaar neex bu fekkee ne dafa wax ne dafa recouvrer de l'argent. su ko recouvrer ça veut dire que askan wi ñoo ko moom. waaw su fekkee ne da ko recouvrer fekk dañ ko jëloon ñoom waxoon nañ ne Karim Wade 600 xaw ma 30 xaw ma ñaata milliards. 39 milliards. waaw loolu. bu fekkee ne dañoo signé 2%. mooy jamono boobee. état Sénégal waxoon na ñoom opportunité avocat yi. ne man de dinaa leen jox 2% ou 600 et quelques milliards 2% et 600 et quelques milliards. lu mu bon boo ko calculer 1% bi. 6 milliards la. 2% day nekk 12 loo ci teg rek moo commencé mat 13 wala 15 milliards. ci ay avocat te bu fekkoon ne dañoo waxoon ne baro bi dañu seet ñi gën a xarañ. ñu jox leen liggéey bi. waaye kii Aïssatou Diop. mais seetu leen ñi nga xam ne ñoom la ñu jël. Benno Bokk Yaakaar bi ñu jëlee nguur gi. seet nu ñuy pàccoo nguur gi. ñii fal nañ leen ministre. ñii jox nañ leen ay ndomb assemblée. ñi nga xam ne ay parti lañ ñu seet nu ñu leen bëgg a financer. ñu ne leen seen avocat yi day nañ leen tànn. xam nga yéen avocat lañ tànn. am na koo xam ne parti socialiste la nekk. xam naa turam. moom mi may dégg bu may xool xam na ne moom parti socialiste moo tax ñu tànn ko. ci kàngaam yi la bokk. am na koo xam ne mu ngi bokk parti Rewmi bu Idrissa Seck. moom xam na ne man xam naa ne parti Rewmi la bokk. am na koo xam ne mu ngi bokk ci parti boo xam ne moom moo ko moomal boppam. waaye ci Benno la bokkoon. am na koo xam ne moom mu ngi bokk AJ la doon yëngatu. kon mu mel ni. avocat yi ñu dajale am na koo xam ne dafa sës ci président assemblée nationale. xam naa seen diggante ndax waajuram. loolu mooy indi ñu tànn avocat yooyu. mais loolu. bu ko joxe tur. mën naa ci joxe ay tur ah. waaw joxeel quelque rek. maître Mbaye parti socialiste la bokk. waaw maître Fall Rewmi la bokk. waaw maître El Hadj Diouf ñëpp xam nañ à l'époque ci Benno la bokk. waaw am na keneen koo xam ne bon comme wóoruma ne mos naa bokk AJ. mais ñu ngi koy tuumal. nañ ne Félix Sow dafa mës a nekk ci biir courant wu ay landing yooyu pàccoo boobu moo rafetul. deuxième pàccoo li rafetul mooy ñuy natt ba naan war nañoo jox avocat ci réew mi xaw ma ñaata lañu mais normalement ëpp ñu juróom benn wala yooyu ay maanaam dem ci 13 milliards non bu ñu partagé normal xaalis boobu duggoon 1 milliard nangam ak nangam mais loolu ci liggéey boo xam ne yoon bi ci CREI yi def ne État du Sénégal amul droit nekk partie civile. ko amul droit nekk partie civile parce que loolu conseil cour suprême génn na ci benn këyit. ca premier bi nga xam ne mooy enrichissement illicite bu njëkk ba. bi ñu defoon te jàppoon ci ñoom béykat si biir xaw ma ay ñoom bu njëkk ba ne état mënul nekk partie civile. mais ku nekkul partie civile duñ la dàmp. naka lay waaw. te buñ la dàmpul avocat bi warul am. revenu ci ndàmpaay. mun na am mu am honoraire. frais d'honoraire maanaam voyagé naa. demoon naa defal la dossier yi defal naa la fii ay procédure frais la fay naa ko yooyu la ñuy remplacer yooyu la ñuy fay ak tuuti ndàmpaay loo xam ne mun naa jàpp ne warul mën a yegg ay millions ba ñu tudd ay 200 millions ba ma déggee loolu man damaa yéeme loolu nag président Macky Sall ñun dañoo jàpp ñun en tout cas au Parti démocratique sénégalais que dañ ko jàppee extorsion de fonds maanaam avocat yi dafa comme si dañu fekk xaalisu réew mi ñu bu ko jël ne il faut nga jox ñu ko état bi warul seetaan loolu président Macky Sall waru ko nangu sinon dafa jël alalu réew mi ci anam yoo xam ne sellul jox ko ay ñoo xam ne waru leen ko jox enrichissement presque sans cause la presque enrichissement pour man illicite la parce que bu ñu faxee ne xaalis bi lewul te waxuñ ne détournement de deniers publics la kon ça veut dire que xaalis bi jógul ci xaalis nguur gi ça veut dire que kon xaalis boobu lewul xaalis bu lewul noo koy séddalee ñu bëgg sellal moo jaaxal ñëpp léegi Babacar yaa ngi tudd léegi Karim Wade dëgg-dëgg nit ñi bëgg nañu xam Karim Wade fan la féetee ci lan la nekk moom Karim. loolu day nag candidat bi. loolu moom pour nga am ci tontu bi gën. moo doon nga laaj ko moom. dama gisul de su ma gisoon ma laaj ko wala su ma amoon numéro téléphone am woo ko laaj ko. fi ñu toll. man ak yow ak ñi may seetaan. ñoo yem ci loolu. ah bon yow du la woo yow. man foog naa gëj naa wax ak moom téléphone. lool. ah bon. absolument xam nga man dëgg ma yàq. man dëgg fu ma fekk. parce que mënoo nga naay sal ne sóob ne dégg nga ko dem fekk déggoo ko dem. kon sama bopp lay nax. man lépp lu ma sox Aïssatou Diop Fall. fii ba butu fa mooy jour bi nga xam ne yàlla day woote. pour na ñëpp nañ dee.
dama leen di atte ba jour boobu du ma mës a wax loo xam ne buñ ko vérifier ñu mu dëñ man lu ma wax rek dëgg la fi ñu toll daal mënuma la wax ci heure bi may wax ak yow moom ci lu mu nekk lu dul jàpp naa ne li ñëpp jàpp mooy mu nga Qatar. mais léegi Babacar loolu yow homme politique bu mel ne yow nga nekk porte-parole parti démocratique sénégalais ngeen jël Karim Wade def ko seen candidat 2019 c'est dans moins de 2 ans n'est-ce pas donc yéen jaaxalu leen seen amul benn information seen candidat kañ lay ñëw kañ lay nangam amul benn information officielle bu jógee ci moom. non benn information bi ba ci amoon ba ma ko xamee waxoon naa ko. mooy ne dina ñëw ci législative te mujjul ci dernier 3 mois yi. ba mu jotee amul. dama jàppoon ni comme moo ma ko waxoon man foofu laa mën a yem sama responsabilité. waaye dégg naa ci lu ne. moo tax dootuma wax ci kañ lay ñëw ak kañ la dul ñëw bu ñëwee daal ma xam ne ñëw na Sénégal yi gisoon ko seen bopp. keneen koo xam ne Karim bokkoon na moom un peu sort. muy Khalifa Sall évidemment c'est pas bokkuñu li tax ñu nekk prison mais Khalifa également mi ngi prison yàgg na fi léegi mu def daanaka mi ngi dugg ci ay 8 mois xam nga yu mel noonu moom itamit boo déggee avocat wam ne dañuy fas yéene internationaliser combat bi la ko jiitu Karim Wade daan na ko def fii yéen opposition bi 1 2 3 ngeen ne dañuy dem seeti ji ONU dañuy dem seeti ceci dañuy seeti cela est-ce que internationaliser ay problème interne ci Sénégal est-ce que am na lenn lu mu yokk wala lu muy wàññi seen combat am na rendement. am na rendement nga ëllëgay tax. te kenn tëbul rek internationaliser combat. bu kaawu Khalifa Sall ça fait quand même 7 mois. mu ngi ci kaso bi. procédure yi nga xam ne avocat mi jàppoon nañ ne ci la ñu war a jaar jeexal nañ ko. bu jeexut it def nañ ci lu baree bari. mais te comme xam nañ ne dëgg. dafa manqué ci réew mi état de droit dafay tumuranke mais ñoom dañoo foog ne suñ posé débat bi ci cour de justice de la CEDEAO foofu tam yoon moo leen ko may war nañ fa mën a yóbbu contentieux boo xam ne contentieux interne la parce que buñ créé benn communauté ne ñu ngi ko tuddee CEDEAO amatul interne la preuve suñ passeport bi lan la du CEDEAO la suñu carte d'identité bi lan la du CEDEAO waaw kon waxu Sénégal Abuja mu ngi mel ni yaa ngi koy wax biir Nigéria kon du problème ci loolu yóbbu ko aussi ba médias yi yëg ko UN Nations yéebaane réew mi yéebaane réew mi jëfin wu ñaaw réew mi la ñuy yéebaane mais loolu yàq sa der la weer sa bopp la dama ne jamono dina jot mbër du daan mukk ti sumeeku te pourtant sumeeku ne ci mbedd mi taxul ñu naan kee nit la waaye mbër du daan mukk te sumeeku waaw balaa ngay sëgg bëre rek il faut que sumeeku ngemb dégg naa li nga wax ñàkkul ñoom ci phase boobu lañ toll mais grand est-ce que ñun waruñoo weesu foo xam ne dañu war a sàkku parce que souvent dañu fi gis ñu naan dañu yóbbu ay lettres ci ambassade yu nekk fii ci biir réew mi ak yooyu est-ce que loolu nekkul vraiment benn dellu ginnaaw boo xam ne indiwaat fii yëfu nit ku ñuul la nit ku weex wane ba tey ne ñun on est obligé am ndimbalu bitim réew ci tubaab yeeg ñoom seen pour suñu sa aaju ñun faju loolu moom ànd naa ca yow maanaam entre yóbbu maanaam dossier ci beneen instance supérieure une instance d'arbitrage boo xam ne international la d'accord naa waaye yaakaar ne France Amérique ak yeneen Union européenne yeneen ambassade ñooy régler problème mu Sénégal kooku gotteeku la maanaam wàññi sa bopp la loolu da nga am mentalité wu coloniser c'est ça da nga yaakaar ne amoo souveraineté waaye loolu itam ñàkk pexe koy indi peut-être comme réew yooyu am nañ doole des fois def pression ci ay état pour ñu respecter les droits de l'homme pour ñu respecter l'état de droit pour ñu doxal yoon seen dëkk pour ñu def bonne gouvernance politique bonne gouvernance économique bonne gouvernance dans tous les domaines dama ne loolu moo tax peut-être ñu yaakaar ne informer ambassades yi comme ñoom dañ fi nekkal seen réew di bind ay rapport at mu jot dinañ informer ñoom seen congrès informer seen exécutif pour ñu xam ne Sénégal bii kat ngeen bëgg a coopérer amul respecté wul droit de l'homme loolu peut-être aussi mooy aspect bi waaye gënaluma bu doon sama sago en interne ñu am des mécanismes pour régler les problèmes yi nga xam ne ñoo gën a jafe rawatina problème politique il faut qu'on s'entende ci solution yi ñuy trouver pour les contentieux politiques loolu nag li koy jur mooy nit ñi di wax mais wax boo xam ne dañ ko lal ci defar mais Macky Sall wane na ci wax ngeen bañ wane na si dialogue ngeen bañ ngeen ñoo bañ xam nga ci lum ñu woo wax waaye woowu nu ci waxtaan
yi nga koy wote ci waxtaan. doo xaar bañ ne tey dañooy tabaski nga dem micro bi ñu tàllal la ko. nga wax sa discours ne man de bu doon sama sago ma wax ak waa opposition. ku ñu waral wax ak opposition du xaar ba da nga dem ci dëj. du occasion pour wax ne man de bu doon sama sago dama bëgg waxtaan ak opposition. ñii bëgg waxtaan ak opposition nañ ko daan defee moo xam Abdoulaye Wade la moo xam Abdou Diouf la. moo xam sax Senghor la Senghor c'est vrai que n'avait pas fait de discours. mais waxoon na wane woon na ay positions yu claires. Abdou Diouf da daan def discours solennel. j'appelle Abdoulaye Wade le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. pour qu'ensemble nous puissions wax li mu bëgg ñu waxtaanee. mais loolu moom njiitum réew noonu lay def. mais bu fekkee dafay toll fee di wax di sànni. mais gaañ yi sama maas gi ak ñeneen ñi ñooy wax rek ñoom itam tontu ko muy waxu sànni. or. am na nooy waxee. ak kano yooyu jaar ñi ngay waxal dinañ la déglu. ba pare dinañu la dégg. ensuite du mécanisme yi du noonu dafa am yeneen yu daan dox ci suuf yoo xam ne. dañ daan ay réseau yoo daan agité. di wax guddi di jog guddi. ba lépp sotti président bi nga xam ne moo bëgg waxtaan am. jël déclaration solennelle. ñu xam ne moom moo ko sumb. nit ñi mën ci am yaakaar. bu ko defee ñam koy waxal. dañu ne kii kat waxoon nañu ne dina mas a woote. parce que mais moom jéem na ko ak Aly Ngouille nouveau ministre de l'intérieur moom mi tamit mi ngi ci dox suuf mais yi ñëpp da ngeen ko rejeté. Aly Ngouille du interlocuteur. ndax la dafa far parti. dama lay jox ay information peut-être xamoo ko woon. waaw code 92. pour mu am. consensus bu ñu def gouvernement de majorité présidentielle élargie en 1991. sama xarit Ibrahima Famara Sagna. mooy principal acteur bi. te booba rôle bu mu nekkoon conseil économique social ñëpp xamoon nañ ne moom c'est un homme de liberté. ku bëgg réewam la patriote la ñëpp xam nañ ko ku am fulla à l'époque. te ñu respecté ko aussi. ci côté yëpp. moo jogoon di dox di wax ba mën a jur loolu. Abdou Diouf mën a woo Abdoulaye Wade mën ko wuyu ji. Jean Collin dox ci diggante bi gaa ñu waxtaan lu ñi yëgul. ba mu fës ba lépp normal ñu door a fësal bëgg nañoo waxtaan. kon mottali moo ci doon des. président bi. dafa manqué tact dafa manqué ay finesse dafa manqué aussi ay stratégie ak manqué kilifteef. xam nga président dañ la koy fal askan wi moo la koy fal waaye mën ngaa nekk président nangul ci biir réew mi ñoo xam ne yëlifu leen exemple Mame Abdou Aziz bi mu fi nekkee moom du woon président mais toujours bu Sénégal amoon problème dana wax ci kaw wax ci suuf même ki nga xam ne moo fi génn yàlla na ko yàlla yërëm muy suñ dernier xalif bi nga xam ne mooy junior qu'il m'excuse moom alami Abdoul Aziz mais moom da daan bokk ci régulateurs sociaux yi nga xam ne dañ daan wax ak président yi pour liñ bëgg li war ci réew mi ñu def ko yoon gis naa ko mu ñëw ci Ablaye Wade di dox di wax lu ñu war a def Ablaye da ko daan fekk ci lu baree gisuma benn yoon ban yëguma ko mu bëgg dara ci Ablaye Wade Ablaye def lu ko y compris ba ci 23 juin mais réew mi tey dañuy soxla lu mel noonu mais président Macky Sall moo doon cultiver ces types de relations avec certaines personnalités génne leen ci jeu politique maanaam jeu partisan ay parparloo bu réew mi demee ba soxla ku leen wax ñu waxtaan kooku nekk personne morale boo xam ne su waxee ñëpp ñi déglu ko moo ko manqué waaw d'accord loolu mooy li ko manqué mais defe naa ne yéen tam am na mais Aly Ngouille nag yow tam Aly Ngouille mën naa ñëw bërki démb Aly Ngouille Macky fal ko mu nekk ministre de l'intérieur ñu wate yi ñu watee ñun ñu ne lii neexuñu ci wate yi Aly Ngouille moo njëkk a bind tontuñu mais boobu il n'était pas ministre de l'intérieur dama ne déedéet xam nga le livre blanc ministre intérieur foog naa moo ko adossé dañuy jàpp ne ñun Aly Ngouille Ndiaye c'est vrai ñàkkul am na lu mu yaakaar ne mën na ko kenn ku nekk bu la neexee nga jéem mais man gëm naa ne c'est pas Aly Ngouille Ndiaye en tant que problème en tant que personne c'est le ministre de l'intérieur mooy poser problème pour dialogue politique boo xam ne dafa jëm ci élection mënu ko dox parce que ñun soxlootuñ ministre intérieur boo xam ne dafa far ci parti li ñu soxla mooy kiy organiser élection nekk une autorité autonome waxuñu indépendante de mais autonome moom boppam mën a defal boppam loolu la ñu soxla te or tant que mënu nekk juge et parti donc dialogue politique ci wàllu élection Aly Ngouille mënu ko doxal dialogue politique ci yeneen question yi nga xam ne ñoo fi sës comme ni nga ko waxee léegi Khalifa Sall mi ñu def ci kaso bi te teguñ ko fenn Karim Wade mi ñu gën a réew mi te teguñ ko fenn ces questions là bu ko nit ñi waxee ci kaw bu ñu ko waxul ci kaw it ñu ngi koy rumadaat ci suuf mënul am waxtaan wu mujj am ayib mucc ayib baax pour réew mi
te réglé wu ñaari question yooyu. Babacar loolu moom defe naa ni buñ si nee taxaw émission bi dafay jeex ndax man mun ñu ko régler fii mais li doy waar mooy dañ naan yéen opposition bi tamit la ngeen bëgg ndax bëgg leen toog ak nguur gi mais yéen seen biir en tant que opposition dese ngeen ànd bërki démboo Ndiaye législative yi wane na ko mais surtout lii ku mel ne Habib Sy mi nga xam ne xam nga ko bu baax si yéen la bokkoon PDS mu créé partem xëy na suba proposé fii lu mu tuddee nouveau pacte populaire de l'opposition boo xam ne jàpp nañ lii bu ngeen ci sukkandikoo seen aajo dana faju ci jëlee fii président Macky Sall yéen waa PDS yow sa laa jëkk a dégg nga ni talu leen ko fi mu ne nga ne yow yaa ngi conseil Habib na ñëw bokk ci li fi nekk déjà mais li fi nekk déjà bu fekkente ne defagul say preuve moom mu ñëw proposé dara lu leen tere ngeen ànd ci. defagul seen preuve. kan moo fexe ba Macky Sall. dem conseil constitutionnel ba nit ñi wotewuloon ñu naan nañ utiliser ay yeneen carte d'identité di woote. boobu Habib Sy foog naa bu nekkul suñ biir sorewuñu de. jéego yi ñuy def ci ba am acquis démocratique. ay parti ñoo ko xeex. PDS depuis 74 ba léegi mu ngi xeex loolu. ñaareel ba PDS dafa nekk backbone maanaam épine dorsale. yeneen parti politique yi pour man. bu fekkee defuñu affaire ay opposition crypto personnelle. dañu war a ñëw rang suñ gannaaw. ñu ànd ensemble. il faut mu am ku jiite. comme ñun yàlla tey doole ji ci opposition ñun ñoo ko yor. mais yeneen parti politique yi mënuñu toog. ñoom ñu yaakaar ne war nañu beru ba pare di ñu woo ci ay schéma duñ leen wóolu dëgg rek laa lay wax. li ñu gëm mooy tey leer na ne ñun on est dans l'opposition. ñun on ne le voit pas. ñun nekkuñ fii naan dañuy def nii ak yooyu déedéet. Macky dañ ko fi bëgg a jëlee en 2019. nous nous organisons ci wëttu bëggoon nañ def bu mag a mag a mag. malheureusement doxul ndax ay problème crypto personnel mais du tere ñu Ablaye Wade du mën a tàyyi. Ablaye du mën a toog. soxlawu ko tant que mission am jeexul sur terre mission am jeex sur terre. mooy Sénégal nekk sur orbite de développement. comme un pays démocratique. pour loolu nag organisme yi yëpp baax na. kenn ku nekk am nga sa idée. waaye nag dafa am soxla leadership. am na nu muy demee tey. war nañ mun organiser wu comme on est en train de le faire. travailler sur un programme alternatif bind nañ ko ba pare. ñun liñ bind yëpp manifeste bi da nga fàtte front bi. def nañ manifeste boobu abi suñ biir la nekk. lan moo fi changé ba ñu changé tur yi rek. ay xaw ma lan projet pacte de l'opposition mais ñun déjà on est dans un pacte. ñun on est dans wuttu Sénégal. ñun. ñu ngi di wuttu Sénégal réew mi dafa bëgg a yàqu dañ koy wuttu. ku bëgg réew mi bëgg mu soppeeku bëgg fi jëlee Macky Sall en 2019 da ngay ñëw ñu ànd bu fekkee bokkoo wuttu ñun d'accord nañ. ku mu neex nga organiser sa maanaam sa benn groupe parallèle. mais nañ ànd. mais xam nga tamit obligé Habib Sy à mu rencontrer. kenn obligé ko waaw mu rencontrer président Wade alors que na mu jógee PDS naqar c'est encore frais dans les mémoires est-ce que dina yomb aussi. waaye mais moom moo wax ne Ablaye Wade moom wadiste la. moom dafa bëgg a poursuivre œuvre Wade loolu la. waaw mais bu gëmee loolu kay. war naa man tous les jours dem naa ni fa mu daan naa ne. mën naa ne d'accord bu ñu taxawatul si président Macky Sall gis nga alliés yi na muy defanteeg ñoom ay AFP. waaw guerre. waaw guerre avant guerre bi dina la jël jéem a jaxase tas parti bi en deux. waaw ba pare jël xaalis joxe gis nga LD barki de moo Ndiaye. donc sans compter yéen opposition bi mu jël ñii transhumé donc finalement tey boo doon bu ñu ne nga defal nga rëddal ñu portrait politique président Macky Sall da nga naan c'est un fin stratège wala lan la. c'est un grand corrupteur politique. il a corrompu le système politique sénégalais. dafa yàq jikko yu bon da koo saxal. dafa waxoon ne. moom transhumant bàyyi parti ànd ngeen dem ngeen gagné ba pare nga ñëw fekk fa loolu moom d'accord ci. mu mujj ne dafa bëgg réduire opposition à sa plus simple expression. mu ñëw loolu Kaffrine la ko waxee woon moo tax gàcce la gu rëy ci man. léegi muy continuer di jéem a démanteler opposition bi. loolu dama ne du éthique. ànd ñi nga war a àndal d'accord naa ba ngeen gagné. da ngeen di gouverner yéen ñooñu. waxuma ne ñeneen ñi defuñ ko woon avant lui. mais moom ni mu koy defee dafa yéeme. pourquoi. amul sax moom générosité vis-à-vis ñi nga xam ne ñoom la gagné ndoor. muy Ousmane Tanor Dieng muy Moustapha Niasse. muy Dansokho. muy LD. tous lu muy def guddeeg bëccëg AFP la njëkk a tasaare. parce que Moustapha Niasse moom booba
comme jox nañ ko assemblée bi rek xol ba fees na. waaw jooy na kontaan na moom kontaan na. waaw nee na Macky mënatu ko gën a gore. waaw. Ousmane Tanor Dieng di yoot. muy waaf ñuy tas parteem. muy waaf. waaw ñuy dàq ay nitam. muy waaf ñuy tëj kaso ay nitam. muy waaf ba ne pour rek na teg loxoom ci au conseil. ba mu ci tegee mu toog ne faax ba mu ci tegee rek mu toog ne faax. waaw dëgg la. LDMPT ñu toog bàcc lii ndeysaan. ñu sànni ko. dañ ko doon jéem a ko. ne ko waa da nga defal lu bële UA. Union africaine perte. mu noot noppi na. ba pare. mu tas partem ci ay afro xaalis. wallaay PIT pareil. waaw ministre ba fa nekkoon. la ñu décidé ñoom seen parti. waaw mu dafa exprès ca gannaaw jël keneen. waaw pour jaxase leen la. dafa aay nag président Macky Sall. foofu ay googu. man pour man. c'est vrai que Machiavel jàngale na politique. ngay def yu mel noonu. mais éthique. pour man dafa am ci politique. mais ça en politique dëgg tax éthique bi ngay wax yéen a ngi koy doxal. dama ne man loolu lay dund. waaw am na Sénégalais yoo xam ne loolu lañ bëgg ñu dund. dañu bëgg ñu def politique ak éthique. loolu la ñu sas fi ñu toll classe politique bi. ndax boo ko seetloo dañoo jéppi. ci lu bari dëgg la jàpp ne ñun dëgg la de. dañu wax dëgg. waaw dañoo jàpp ne ñun suñu intérêt personnel la ñuy dawal. dañu jàpp ne ñun gëmuñu dara. dëgg la ku ñu fi woo jox la nguur nga ne nemm. waaw ku doon wax di saaga. daf fi am di nag kaste bu ñu la joxee poste. nga ne noppi. waaw dama ne loolu mooy tax ëpp population bi. jéppi ñu. waaw ba pare dootuñu wekk. waaw man de damay ñaan yàlla ma sax ci lii ma ne. yàlla na ma yàlla dimbale ba ma fiy jógee. ñu bañ a am yu sew. yu mel noonu di ko yëkkati di ko teg sama der parce que dama jàpp ne dama am mission. danaa ko dox nag. donte man kenn lay doon. danaa ko dox. ñi nga xam ne ay ndaw lañu. danaa leen ci conscientiser. pour ñu xam ne gore. am loo gëm. di liggéey ci parti. ba un jour yàlla dimbaleel ba nga yegg ba mat ci sanction yu mag ministre wala président. mën naa ne te doo jaay sa ngor. nit ñi am yaakaar ne dina am rupture moo ko woote woon. waaw mu ñëw def lu yées li gaa ñi daan def. dama ne su ma ko waxul goreewu ma. man dama jàpp ne moom mission bi mu amoon raté na ko. parce que nag foogoon nañ ne réew mi gestion vertueuse et sobre moom moo ko waxoon. sellal ba pare yem. waaye tey dafa ëpp mbir mi say dafa ëpp. ay tur yi ngay dégg ñuy yàq xaalis dafa bari. ni ñu koy defee dafa fës. ba pare nag ñuy dem ba coow yëg ne am na xaalis bu joxoon benn allié. waaye bu ñu joxee LD 4 millions par mois. waaw ay LD PS bi ak nga xam ne AFP amuñ ñaari député. wala benn waaw PS ak AFP ñoom li ñu leen di. looloo jaaxal ñëpp. mooy laaj bi. man de xam naa lu mu bon mën xanaa na mat 50 millions. waaw waru ko sori de. waru ko sori. waru ko sori. mu des nag poste yu mag yi leen di jox. jël 500 millions fonds politique tegal la ca. neex na de. loolu taxuloon. ñu jëlee fii nguur gi fi nekkoon te ma bokkoon ci. waaw dañu bëggoon def ay jéego moo tax damaa proposé man fonds politique yi. na am mais dama ci def ay réserve. benn buñ ci jox xaalis pour la première dame. ñaar buñ ci financer parti politique pour xeexee ko. ñett nañ ko def contrôle a posteriori. boo xam ne dañuy def benn commission. Cour des comptes société civile. député yi ñu mën a saytu li nga ko utiliser. yaakaar naa ni grand loolu nga wax moom dëgg-dëgg teg ci dara dina jafe noo déggee débat bi nga xam ne professeur Babacar Gueye sa beneen turandoo à peu près. Babacar Gueye Gueye yow ngay Gueye dama ko fàtte. tu ngeen di bind rek Gueye ngeen di bind ah da nga coow li li nga mel nag sa baare bee nga yóbbaale. donc moom mu génnal fii lu rëy loo xam ne 3e mandat ne président Macky Sall bu ko neexoon tey mu def mu laaj 3e mandat ndax bii duñ ko comptabiliser ci constitution bees bu ñu rëdd. dégg nga sax président Macky Sall yabal na ay nit ñuy démanteler ak yëf mais loolu teeyul sa xel yow. xam nga bu fekkee ne li mu wax maanaam dafa nekk dëgg. du point de vue technique. du droit. wax ko ci heure bii. pour man wax dafa weesu. c'est ça. waaye nag bu toogee ba léegi mu souligner ko à 2 ans des élections. na xam ne ñun parti démocratique sénégalais. ak yeneen opposition bi. ñun débat boobu ñoruñu soxaluñu. xam nga soxaluñu. ndax loolu mënul ne. loolu. mënta ne. bu ko yoon mayewoon sax. politique ak morale mayewu ko. waaye itam xanaa balaa nga naan 3 ne 2. waaw si yoon. ñun 2019 dañ ko fiy jëlee. moom mu nekk ci situation wu waaj nañ ci 3e. xanaa dafa bëgg a ànd ak moom ci ay 2e. dama ne askan wi ci boppam
ñoo doyal ci président Macky Sall ci 7 ans yi ba pare. suñ buggee def 12. bëgg a teg yeneen 5. dama ne loolu askan wi. ñooy taxawal seen bopp ne loolu du fi amee laa wax. donte sax yoon da ko mayoon dafa am loo xam ne légalité la. ak loo xam ne légitimité la. fitna lay yee dëgg la ba ca des. mooy ci yow am na loo xam ne yaa ngi ree am na loo xam ne si investiture yi ndax yow yaa tax ma nekk ci Facebook. di chaque fois damay ubbi sa page di lire ndax yu bëri ci ngay communiquer. ci investiture yi bindoon nga fi wax ne am na daal loolu ci naqari woon nga joxe rendez-vous après Korité ci ginnaaw ga xam naa sax naa sa na ndax réglé wu na parce que ci ginnaaw gis naa la léegi nii yaa ngi jógee ci séminaire boo xam ne seen groupe parlementaire ñoo ko doon organisé tey bokkoon nga ci ñi doon jiite ay panel ak ñoom seen donc ce qui veut dire que loolu weesu na waaye dama bëggoon parce que éclairé woo Sénégalais yi leeral loo leen investiture yi lan moo la ci naqare woon yow Babacar Gaye ba nga am benn position boo xam duñu nga ko Sénégalais yi ne neexu la woon. xam nga jamono boobu. su ma waxoon. waaw dañ naan ma wax jotagul. jamono boobu su ma waxoon dañ ne ma yow waroo wax heure bii. wax dafa mel ni weesu na. doo ma ko weesu taxoon rek ma ñëw. mais comme dige bor la. waaw il faut que ma ñamal tuuti Sénégalais yi. loo xam ne ñoo ma gën a xam. waaw xam nga réew mi yëpp. jaaxle nañ lu tax. dëgg la Babacar Gaye du investir ñu ko. investir nañ ma sax. nekkul député. fañ la dugal waaw. xam nga man bañu ma sax ñu def ma fu leen neex ci rang. parce que mun na man la ñuy demander sama avis. mais bu ñu ma laajoon man sama avis. bi ñu may investir man leen bu leen ma investir. man sama dayoo ci parti démocratique sénégalais ak ci réew mi. ak sama contribution ci démocratie ak marche pays bi. man weesu naa ñu may def ci ay liste dama def ay 20e position. samay soppe sax ak ñi nga xam ne maa ñu bokkuñu parti. dëgg la naqari na leen waaw dëgg la dañ ma koy wax. dëgg la. mais du loolu. li gën a garaaw mooy dañoo def yëguma. yow kenn woowu la laaj la. dama ne investir nañ ba mu jeex xaw ma lu ñu def ci liste nationale boobu xaw ma lu ñu def Kaffrine nga ma dëkk. c'est grave. maa ngi ko xamee comme Sénégalais yëpp bi ñu ubbee arrêté bi journal ñu bind ko ci journaux yi xam nga loolu. ak sama dayo mënoon na ma tax ma wax. mais yàlla du ma dimbali léegi ci politique. dama maturité bu ma may. nga mën dégg ma mën a encaisser. et puis ma xam ne aussi président Ablaye Wade mbir mi bi mu rendre compte li xew. xam na ne neexu ko parce que wax na ko nit. la mu wax nit kooku sax mun naa ko nettali pour nga apaiser ñi ci des. seen xel waaw wax ñu ko. dafa kooku ne ko dama am kersa ci investir président Babacar Gaye ak beneen nit. loolu ku mu doyul. dara du ma doy. te comme moom moo jiite liste bi. te man dinaa ko accompagner moom dinaa ko accompagner. moom individuel institut personnel. institut personnel ba mission mu ne jeexal na ko. ci ni mu ko bëggee ak ni ma foogee ne moo baax mais dans la loyauté maanaam. synalagmatique. waaw man ma loyal. moom mu loyal waaw. assemblée nationale bii bu 13e bii. bëgg mu mel ni bu 12e bi. dinaa jël sama kéemtalaay kattan. organiser wu man ak ñeneen ñu nekkul député. ñoo xam ne mënoon nañ nekk député. wala nit ñi am leen jaaxal ci nekkuñ député. pour ñu won leen assemblée bi nit ñi bëgg ban la. contribution boobu. danaa ko def pendant 5 ans. danaa créer li ñuy wax benn shadow parlement. maanaam assemblée parallèle waxuma pour xeex de. mais assemblée boo xam ne day réfléchir à côté. yóbbul ko député yi. ñaax leen ci ñu porter combat yooyu. mais nag Babacar. mën naa ko te duñu ma fay dara. waaw mais est-ce que jàpp nga ne ce militantisme ci PDS nga xam ne qui date est-ce que jàpp nga ne quelquefois c'est bien récompensé ou bien c'est bien compris par ñi nga sekkal parti bi. bu fekkee récompense laa ciy xaar non. mais bu fekkee maanaam participer ci une cause. pour muy gën di baax. oui pourquoi am naa ci nag quand même ay taxawaay yoo xam ne tey ñëpp ràññee nañ ma. waaw te bu fekk Sénégal avant ñu bëri xamuñ ma woon. mais tey boo nee Babacar Gaye ñu ne PDS. Babacar Gaye Kaffrine. loolu politique ak bokk ci parti politique. am leader bu am générosité. moo tax loolu am. waxuma ne lépp mat na. parce que noo koy mesurer. yaa ngi koy seet par rapport ak yeneen militants. yaa ngi koy seet par rapport ak ñu ñëw ci parti bi 20 ans après. wala yaa ngi koy seet ci contribution wu ñenn ñi par rapport ak yow. mais loolu boo ko bëgg a xool. ci ab ànd
du dem. kenn ku nekk il faut mu am lu mu maye. ma dellu si fañ commencé woon. ab sëy bu dëgëree ku ne dafay bàyyi dara. waaw fii ma nekk biir PDS. dama leen di bàyyee cër yi. deseeg li nga xam ne maa ko moomal sama bopp. mais jusqu'à quand. mooy li ñuy wax wekk gi ma réew mi wekk dama ko yëg. waaw dëgg wekk nañ la nag. loolu noonu. bugguma ko trahir. ne nañ man dama jub ne nañ man. da nga ñeme dëgg dama ñeme dëgg dañuy wax ne man. am nga fulla am nga fayda am nga éthique. yooyu ay valeur la. loolu moo ëpp ndombo. moo ëpp salaire. Babacar boo gisee ne aujourd'hui amatuloo ay nombre tànk ba tey yaa ngi continuer comme ni nga ko waxee sénégalais ñoo teg fi ñu la teg ak ñun ñi tam médias yi nga xam ne wax dëgg yàlla suñ premier réflexe bi ñu soxlawee dara ci PDS. da nga may cop rek. yow la ñuy woo ndax yu bëri yi nga xam man mii yow xam nga ne yow kese defe naa ci Sénégal yow rek ci àddina sa laa mën a wax bu weesoo sama yaay ak sama borom kër ak yooyu yaa jël sa téléphone des fois mu def émission nga woo ma non Aïssatou defal nii da bàyyil na leen pour sa question dee ko defee nii dee ko defee naaw yow kese laa ko nangul bu weesoo sama yaay ak sama borom kër te chaque fois dama ci gis ay njariñ. C'est un honneur. Voilà donc mu mel ne kon yow li nga doon ci réew mi nit ñi xam nañ ko mais ba tey aussi dafa am solo tamit ñu gis la nga mën a nekk ndax bu ñu gisee si seen député yi ñu gis ñu dugal ñoo xam ne dëgg-dëgg dañ naan ñii franchement ban apport la ñu mën a amal PDS ban apport la ñu mën a amal réew mi ci assemblée bi ñu toll 13e législature nga dégg ñu bëri di ñaxtu 12e législature ni mu meloon bii 13e ñu bëri am ci yéene kon dañ naan mais Babacar Gaye yow à quoi bon nga des PDS parce que bu fekkee nag fay des te mënoo am yenn levier yoo xamante ni di nga mën a mënee sa combat politique ni nga ko bëggee. mais moo tax ma wax la ko. ñooñu nga yaakaar ne néew nañu doole wala mënuñu. nga accompagner leen. déedéet damay jàpp seen ndigg. pour seen pecc neex. wala ci mbagg yi. dañ naan liir bu pecc ma neexee ndey jaa jàpp ca mbagg yi. man damay jàpp ñooñu. ba seen pecc neex. dama leen di surveiller comme du lait sur le feu. Je ne le fais pas pour eux. Je ne le fais pas pour mon parti. dama koy def pour mon pays. dama bëgg a accompagner la nouvelle génération. pour que ñun li ñu mënaloon. wala amuñ opportunité def ko. ñu joxoñ leen ko ñoom. satisfaction bi ma ciy am du xaalis du poste. mooy d'avoir agi. d'avoir été. nga jógee fii ëllëg ñu naan kii doomu diw la. loolu. nit ku ci nekk war na ko bàyyi xel ci sa jëfinu àddina nga dem ñu teg la ci jaag say doom toog sa soxna muuru yàlla na yéex say famille toog say xarit ñëw ñu ne tey levée du corps diw la ñu teg la ci jaag kàddu yi di jib muy kàddu yu sell kàddu yu yiw kàddu yu baax kàddu de reconnaissance d'une vie dama ne góor gu nekk war naa sàmm bàyyi xel ëllëg jooju ci loolu la nekk sunu dernière émission yaa ngi doon wax ma ñëwale ci plan B nga ni plan B am leen ko yéen Karim mooy nekk seen candidat ci 2019 aujourd'hui fee yi wane na ndax comme ni nga ko waxee woon législative ñëpp ñu ngi ko doon xaar ñëwul lii nii est-ce qu'il n'est pas temps yéen waa PDS ngeen éclairer opinion bi si dëggantaan 2019 ban tànk ngeen feccee agenda boobu man yoruma ko mais xam nga ne il est temps ngeen rëdd ko waaw parce que 16 mois la. waaw lu jot na. waaw mais comme dañu wax ne dañuy jaayee carte renouvelée dañuy dem congrès. c'est le moment. jàpp naa ne. bu ñu yegsee ca congrès ba. wala balaa ñu yegsi ca congrès ba. mbir yi dina leer bu tax. ci après congrès bi. Karim jëloon nañ ko candidat ci comité directeur bureau politique. bu ñu transformé congrès. ñooñu defoon liggéey bi. amoon nañ légitimité ak légalité pour def ko. est-ce que bu ñu renouveler. ba mu ñomee yeneen responsable yu émerger. parce que jaay nañ carte renouvellement la ñu wax classe politique bi. renouvellement des instances. ñi nga xam ne ñooy nekk le nouveau bureau politique. ak ñi nga xam ne ñooy nekk le nouveau congrès. lan mooy nekk seen bëgg-bëgg ak lan mooy nekk seen gis-gis. loolu c'est dans l'avenir. te bu boobaa ñaar moo mun a am. benn ñu renouveler ko maanaam confiance bi ñu ko joxoon en tant que candidat en 2015. wala ñu ne ñun dañu soxla beneen candidat. loolu parti moo koy décider. donc Sénégal yi bu ñu yàkkamti parti démocratique sénégalais mu ngi ci processus réorganiser wu. te ki di réorganisation forcément dina am ay décisions yoo xam ne dañ ko jël. li am solo daal mooy PDS dina dem ci élection yi à l'instant Karim Wade
moom instance yi moom lañ choisir comme candidat. instance rek moo mën a décider ne Karim Wade nekkatul suñu candidat. mais à 16 mois jamono ji nga xam ne président Macky Sall moom mi ngi waajal boppam gis nga budget 2018 bi gis nga nam ko yokkalaatee mi ngi renforcer lu mu mun renforcer mi ngi koy renforcer yeneen parti yi ngeen xam ne yéen a ngi bokk langue yi te ñoom tamit ñu nas taxaw ci 2019 bi samp seen dënd ñoom tamit ñi ngi nas di seen xam nañ ko seen. samp nañ dënd ñun am nañ dënd ba pare. waaye am ngeen dënd mais amagu leen ku leen ko tëggal donc est-ce que Babacar langue de bois laa bañ nga ñëw ba ci fin bi da ko fi def. non man langue de bois ma. mais est-ce que ce n'est pas une erreur ngeen nëbb nit ñi ne Karim Wade mënul nekk candidat en 2019 parce que léegi. amul légitimité bi. non mun na justice may ko ko. légalement mun na nekk candidat. ce débat là aussi maa ngi dégg Doudou Ndoye. waaw dama koy tontu. parce que xaw ma fu mu teg ne Karim mënul nekk candidat. parce que fenn rek la mun a wax ne Karim Wade am na fa problème. mooy Karim Wade il est de nationalité française et sénégalaise. loolu moom mooy renoncé ne su ko neexee nekkatuma français. te loolu décision bi c'est en 24 heures. il suffit qu'il fasse la déclaration devant le consulat de France. beneen bi mooy dañ naan comme dafa am benn type de condamnation. mënuñu ko bind ci liste électorale. mais loi bi nga xam ne mooy loi électorale ak la constitution. dafa citer conditionnalité yi nga xam ne pour nga nekk candidat. lépp Karim mën na ko remplir. parce que en réalité le débat ne se pose pas. parce que nekkuñ ci élection législative. nekkuñ ci élection conseil départemental wala conseil municipal. élection président la ñu wax. candidat ou Karim Wade du point de vue légal dara mënu ko pousse. la preuve Macky Sall en est tellement conscient que moo tax mu exilé ko. il en est tellement conscient que moo tax mu koy bunduxatal. il appartient ak ñi nga xam ne ñoo bëgg Karim nekk président. ñu organiser wu politiquement pour joxe une réponse politique. justement à cette question politique. moom moo war a fexe ba Sénégalais yi gëm ne il est prêt à faire face pour dem palais. te actuellement ce n'est pas le cas. bu bari tey question bu nekk guddeeg bëccëg c'est la même question qu'on me pose. kon dafa mel ni c'est un problème. nit ñi bu ñuy laaj ceeb dañoo xiif. dëgg la donc aujourd'hui moom dafa jot. pour mu wax ak Sénégalais yi moom Karim. déterminé wu comme ñi nga xam ne tey ñu ngi déterminé wu. préparé wu jëm ci ligne droite boobu waxuma ne mu ne waaye damay dem dinaa def lii non. en général un homme politique day cacher toujours son jeu. c'est normal. mais moom son cas est un peu particulier. c'est ça te ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. bëgg ko accompagner. ñooñu espoir bi mu créé ci ñoom. espoir boobu kenn war ko décevoir. dëgg la est-ce que xalaat nga ni yow suba war ngaa mun soit PDS samp la nga nekk seen candidat wala yow sa bopp nga def ñeneen ñi ay ñoom Habib Sy ñoomin seen samp sa parti pour dugg palais est-ce que am nga ay ambition présidentielle est-ce que tu penses avoir le profit pour être un réew mi moom fi ñu toll. ñi ma fi gis. ñu koy yor wala ñu bugg ko yor. kenn ci ñoom dàqu ma ko yor. réew mi. ñi ko yor ak ñi ko bëgg a yor. kenn ci ñoom dàqu ma ko yor. mais du tere kenn ku nekk mesurer say man-man. en général su ma décidé engagé combat dama koy gagné. en général bu ma sentir sax ne combat bi dama ko gagné. doo ci dugg. du ma ci dugg. ñenn ñi nag dañ koy jàppee dafa daw. non xam sa bopp la. waaw d'accord naa grand li ma tax ma bëgg la sa émission jeex na grand Babacar Gaye la woon c'est toujours avec un plaisir bien que yow nag su ma lay invité damay régler sama pecc. léegi rek des na tuuti. non kon il faut nga yokkaat affaire yi des na tuuti il faut nga yokkaat jumbo. il faut nga yokkaat. grand tàggatoo wala. waaw Aïssatou Diop je pense que dañ doon waxtaan rek. waaw dëgg la émission bi jàkkaarloo nga ko tuddee. face to face. waaye nag waxtaan la war a gën nekk. en tout cas man émission politique. même buy débat contradictoire dootuma jaral yenn yi. nit mën na wax ay xalaatam. amul xulu. jarul xeex. jarul mer. jarul wax boo xam ne. dégginiwul. tegginiwul. kenn ku nekk mën nga oddu say kàddu. te yaakaar naa jéem naa ko mun naa am dérapé naa. loolu dama koy jégalu bu amee. mais ngeen xam ne daal réew mi. ci laa bokk. ëllëg
ëllëgu ñëpp la. dëgg la leer na ñu lay remercier bu baax grand Babacar Gueye porte-parole parti démocrate sénégalais ancien ministre d'État li nga yosu nooma tànk bari na buñ ko fi macha allah temps bi day jëm macha allah ca duma la te wax dëgg yàlla nag yeneen naa la yeneen ak yeneen te macha allah loolu yëpp duñ ci dool man moom dama la bëgg ndax vraiment jël sa téléphone di woo nit ki bëgg liggéey waaw pour mu gën a baax chaque jour yaa ngi may woo grand Aïssatou bàyyil nii defal nangam te loolu rek man awma la ci fay yàlla na la yàlla fay ñu lay gërëm bu baax di gërëm tamit bu baax a baax waa hôtel Fana ñi nga xam ne ñooy sunu partenaire ci biir émission bi di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lay àndal bés bu yàlla sàkk maa ngi jàkkaarloo Ameth Niang réalisateur Abdourahmane yaa ngi nekk noonu ci son yi ak i tamit Jatu Ndiaye sama doom ji dellu si waat na Ngoné Ndour dellool na ma ko ma ciy kontaan bu baax a baax dafa ma abal ndax seen petit gàllé final yi ñëwul du noonu la dafa ma abal en attendant Abdoulaye Kalbi moom tamit mi ngi ci caméra yi Mamadou Dia sama benn rakk ci lumière yi sama doom maman Henriette Diallo madame Diallo Hamza si make-up bi ma koy nuyu bu baax di gërëm sama bébé boobu di gërëm nag bu baax a baax Joséphine Mboup mooy jiite production bu TFM mu sonn lool nag ci bi émission ak yeneen ndax liggéeyam ma ko war ma koy gërëm bu baax moom ak képp ku mu bokkal département boobu ñoom di sama doom yooyu di nuyu bu baax Awa Ndaw borom salon Latifa ak doom yi employé yëpp nag ma jël lépp teg ko ci loxo Kumba mu remercier ma rakkam yooyu nekk foofu ci salon Latifa ñoo ma coiffé incha allah beneen dimanche beneen face to face jërëjëf.